Hey yo, what's up Galsen, what's up everybody, ñu ngi leen di shout bu baax a baax comme nuñ koy defee rek tous les samedis à partir de 18h si seen émission bii di Galsen Hip Stereo. Émission bi nga xamante ni mooy illustrer les bienfaits de la rue li nga xamante ni moom la ñuy dund ci mbedd mi ci hip hop Galsen bi ma neg alors comme ni ñu koy defee rek ci hip hop bi indi leen ay bagages yu bees tax mais avant tout dañuy jaale ñi nga xamante ni dañ jot a faatu ci naufrage bi amoon fii Île des Madeleines ñu ngi leen di jaale bu baax a baax di wax ñi si jot a faatu yàlla na leen yàlla yërëm suuf oyof seen kaw alors na gars yi jël ay matuwaay pour lu mel ni soit mu bañ fay amati wala bu fi amatee ñu jël vraiment ay disposition pour mën leen a sauver bu baax a baax alors news vidéo yi fii rek nga koy am ci Galsen Stereo ma neg alors tey dama lay defal news sélection bu bees tax vidéo yu dóob yu high level parce que instant bi vidéo yi mi ngi up mi ngi nice ma neg alors première vidéo bi may dem ñu seetaani ko mooy Elzo Jam Ndong featuring my man Nit Doff Killer et Jellyman the remix ñu dem check vidéo bi ma neg after di ngeen am seen best sélection le temps ma dugal tey sama invité yi nga xamante ni am naa leen fii Amil su baaxee wanal gaay xale bi ñu dem seetaani vidéo yi te ñëw. Yo, it's your boy Elzo from Jam Ndong Community. Yeah. Mais tey dama am ganu gentleman. Yo, Killer. Yeah. Biggie du des ñu aron baat guddi gi yee ñu na 44 gàcce gi des suma marontaat taal naa gën yi fi narontaat équipe bu noonu yi di gën a cool tax na ba gars yi fa faroon faat ak mo gém bi am monopole succès bi yomb na faram faat gun down 10 years maa ngi run town maa school sama dën kaan quiz tool bu mën gaan yeah right it's so da bu kenn bañ boo ko taggee day gêné wu buy seddale sax mooy mujj am day daw coow ma la ñeemewul bul jaawale ragal ak gentleman loxom du mësa dal ci jigéen gémmiñam jalousie du ci génn lu respect bi amul de du ci dem boo newul ci lii doo gentleman job na ba song la daw na ba romb la pen bi lay gasal sa tomb la killer yi bomb la rap sama monde la Elzo du ennemi lii jàmm dong la médaille yu or ci loos ulk ci corpulence sa boor silence sa gars yi góor di xoos killer si endurance du concurrence succès bi dañu ko job ay sacrifice la laaj du coïncidence bés dina dox kenn matul ci àdduna gëmal sa bopp ma ne gëmal sa bopp boo tooñee nga jéggalu boo tooñee nga jéggalu loolu gentleman xam naa luy parcours gentleman sa benn pexe mënuñu gentleman boo yaa ngi pelal ñu ceene rek kenn gënuñu nekk gentleman xam naa luy galeeru gentleman sa benn pexe mënuñu gentleman boo yaa ngi pelal ñu ceene rek loxo ci kaw boo de gentleman loxo ci kaw boo de gentleman xam naa luy galeeru gentleman yeah gentleman depuis temps sunu flavor ba léegi man xaw ma dara lu dul jëngu man kenn mënul muus ba musin doomu xaj te rastu du dëkk ci tenn man xalaatu woon nitu jàmm déclenché ay guns out ni nga tenga dee LG ak Massi na benn gang karité kese lay farataal hit yi may enchaîné akatar tout terrain kakatar lépp dóob comme ku jóge Caracas yàgguma torop ci game bi waaye nag dofuma jàng naa li ci biir moo ni du miis du jongo ma de waaye ak bëri satan yu ci miir julli sëlmal solu ba nice gentleman go to the top yor cash money comme juvenile cash money comme juvenile gentleman soxorul waay day joxe asaka di pray gentleman tolul détail kill them with positive vibes indi lu bees compte yi fees Akimo S bàyyi la stress rest in peace papa jantal nga yaa ma jox lu ma lekk petit félin bu rep ne day xos si jàll bi dootu ko def ne ne juve de l'or alal ak wurus nekk over the low bul di famb sa job te nga bàyyi ku romb nga jëw tëjal sa gémmiñ gëmal sa bopp boo tooñee nga jéggalu loolu gentleman xam naa luy parcours gentleman sa benn pexe mënuñu gentleman boo yaa ngi pelal ñu ceene rek kenn gënuñu nekk gentleman xam naa luy galeeru gentleman sa benn pexe mënuñu gentleman boo yaa ngi pelal ñu ceene rek loxo ci kaw boo de gentleman loxo ci kaw boo de gentleman
xam naa li gareeru gentleman gentleman I'm so on the track. I'm so on the muffin. Ay boy. Ay boy. Nguruma la carte gap tew rofa ko roppi ni maa yore carte gap no ñeme ma ñàkk sax xaw ma yóbbi daa taroon te fa léegi ma ñàkk kat ndax bal bi daa tàkk kat xam nga maa gën a waaga na faale ma tàkk kat bokk ak samay papa ndab ni nga leer na fi naan ñu kon fa léegi ma jàpp ndax yow mi ma dendal waxal ki sa ginnaaw keneen ki si topp na xool ki si kanamam est-ce que yëngal fi dagga na sama son bi di pëndal bi di kay ba dagga na kon dof lul ba saaga ma di nga xam ne Pikine amul Dolce & Gabbana du sim nga ni tàng na projet sama loxo boy sob la ñuy tàng na dama pare pour aki moo kenn bi uuf daanaan dañ koy tàng suuf wa yàqu ñuy këpp suuf sa façon rap yi moo ñu dugal tuul on dirait les Bobo Diouf bal di sa dënn ngay dàq tuul soxlaw ma sa pain de douche parce que ñi nga gën a wóoloo dàq tuul ici c'est chez nous on fait comme nous voulons appelez ça comme vous voulez ndax maa gën a waaga yow maa gën a waaga yow maa gën a waaga yow maa gën a You fuck nigga, I'm fuck homie, you fuck sorry this bitch damay fuck sa papa yow ngay forcer rap bi dam lay fuck before ma gis tiit I know no pas de dispute defal tempo bullshit dama génte démb réussir toog biro nga nal dénk rëy biir ok soo mi far na kuy ñëw na nga indi kook Tupac bi gi dogi dog sa rapport du shit bëgg ñoo di dog succès baa ngi dox di dox yéeg ba ci kaw nangu chaise bi toog ku ñeme ñu coogi bopp bajo nag bi am si dogi dog fuck you damay toji bopp yee digga gaal seen maa fi teg fort ku ñeme teg or tàng jër mel ni bekkoor ka dama soxor embouteillage si sa secteur ennemi ñu teg boor son yu nice bëgg a teg toor ça dit call me actor ici c'est chez nous on fait comme nous voulons appelez ça comme vous voulez ndax maa gën a waaga yow maa gën a waaga yow maa gën a waaga yow maa gën a Ndo Diggy right, rockets. Nigga may flow, nigga may up. Yaa fi tàkk bit ñaata posi nga make up. Owut si ngay bàkkoo yeggul gambi gi. Géwal yee tëggul waral gembi gay. Gembi gay. Gembi gay. Gembi gay. Ñoom ñëpp lay forxoos. 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 Yéen ñëpp lay forxoos. Forxoos, 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 forxoos. Forxoos. Ñoom ñëpp lay forxoos. Yàgg diiri rim te du ma xossu. Toog sa ko dënd di forxoosu. Ñoo di noosu may ga wala bu xos lu pën si yii di dal beng beng ni bon xossu. Soppi gem bi feetu pak ñaanu ma ngalax biib. Doome raam yi doon damootu baat tey ñooy mbalax biit. Classe bass am tip dootoo gis ker flashback boo defee buru bi takk tis fer. Rëy tuun pata te doo kata geng geng. Boom caca waroo saga doo sendeng. Doo waga ndax ñoom daala lay geng beng. Songu nga ndoo te moo leen gën deng. Da ngay rocci tuñ naa la rof jon. Talent bi loo ci mun dañ ma rof don. Jàll ma baat di nga gëj a way jiwee am the best. Se nigga bi jeeg la waay. Forxoos. 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 Forxoos, 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 forxoos. Hey. Forxoos. Yéen ñëpp lay forxoos. 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 Ñoom ñëpp lay forxoos. Su ma sawul sa kaw dama respecté ndaa. Da nga ñeme keese ñëwal pese ma.
yaa fi dàq bindal testament néega duma teste damay peste moom laal nga laalaate laal kii la laal kii laalaate taal du ate taal bi taalaate kenn du ko tee ndoo duy baalaate for du kate te ji si xel a gën a bon dugg jeel gem bi yaa ko moom rab bi du bu gel waxu mag du fanaan même buggu dee mooy bi dama foog ni dafa bëgg dee doole ju bëri wàññi sa xel waral bébé yow 4-4 44 ba léegi dabe woo talaate cooboo daa mel ni jënd silib bu seer ki lay foog du ko gis dëkk simi sànni Forgoos 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 hey Forgoos yéen ñëpp lay Forgoos 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 ñoom ñëpp lay foog su ma leen fekkee fi Forgoos sa MC su bitu kef kef fi werante ka joor di nga juutu ñi may saaga maa leen dagal joo bu bees cucu ndoo may ma fan yi néew ma jox la album ñi fi wuyoo papa maa leen album grand yi ñàkk jox dund bu mor gën waroo classe kenn ba duggoon jël dinañ la peñ ba nga bën ñoom ñëpp lay Forgoos yéen ñëpp lay Forgoos ñoom ñëpp lay Forgoos yéen ñëpp lay Forgoos On my mark, and we are not reading you very clear evidence. Okay, if you're reading the details after launch, go to the stand by. Lu ngeen di jaay ñu jënd ci est-ce que du wine la ma fa woon nekk xam da natti Okay, weesu nañ ko théorie best way hip hop ñoo ko seen remember me Gemini 4. lu ngeen di jaay ñu jënd ci est-ce que du wine la ma fa woon nekk xam da natti Okay, weesu nañ ko théorie best way hip hop ñoo ko seen remember me taxaw nañ ci buntu bi gastu ñun ngay gis fete la kanam advertise straight bag yi fekk gis MC di nekk fii di bëgg baawi ba kenn ñaa nga defi loolee xaar seen yuwi masul waay job bu dem shit di fendi lay woote gang sa taay suba matti tuñ bi taay taay la taay baka fuck up kay digi di bon daab wara waa foog seen jàpp xaar ma wala ñu daje ji jaxam na ma bëgg jàmm wooma te nañ estre yow sa nday Monday Tuesday once again ñu melo yi free to get to pay solo leen to pay war the one bi jàpp nigga bi dañ ngeen tay lu leen da ngeen bu tax ngeen fay ñun fuck mainstream bi ennemi xam nga dëgg bi dëgg si dëgg bi foo level bi low rap dinañ ko yëkkati ko wax ko go this is wow jox super pro lu ngeen di jaay ñu jënd ci est-ce que du wine la ma fa woon nekk xam da natti weesu nañ ko théorie best way hip hop ñoo ko seen remember me lu ngeen di jaay ñu jënd ci est-ce que du wine la ma fa woon nekk xam da natti weesu nañ ko théorie best way hip hop ñoo ko seen remember me Shut your rap, what's a god, dootoo sap bla bla kursu ngeen ba fàtte dénk seen kopp doo ci dis tokk rootuñu tus képp ko fi xuus ndox bi jéggi mbalit bi dinga luus féetel ma ne féega rees bu dee yoon bi moo la réer teg loo attanul sa bopp ñot di moo la ngeem no puede ser muerte avenue oui blik denc sa laaf du événement tey na lépp leer ci ñii mënul di jéem suñ bi lii mu boo amoo ngërëm taagal sa rëm defoo di laaj dërëm check my blaze you ko faa please weesu naa diis oh my niggas rest in peace people stand up forever my crew louder train the microphone the champion na ñepp suñ bi row la shit bi fekkee wul foofoo li xaj di mbow la bokk man ma niggas lu jàll mbeeri ngelaw lu ngeen di jaay ñu jënd ci est-ce que du wine la ma fa woon nekk xam da natti weesu nañ ko théorie best way hip hop ñoo ko seen remember me lu ngeen di jaay ñu jënd ci est-ce que du wine la ma fa woon nekk xam da natti weesu nañ ko théorie best way hip hop ñoo ko seen remember me ñun la ñaan aksi na am nga gan style yee ngi ball yaa ko tey ndi day sakan it's been a long time jolof bi dundee ci seeni toxic toxic li ko tee xam ko buusi your crew your squad FUCK we come from the Burkinas now from DK dope dig ma black food ne lay DJ ndax simigos Shiko pop round, tell them bloody roll out. Abomination, they want me to be his hop. Really don't be
war and they still drink the bad. This is murder rap, y'all don't think that I'm like God. Show them, and the ODOM. Mom did it on fire, feel like on them. Solomon, pen and cam, and you can't niggas can understand. Box me and command the jam, real shit forever and then. Look at the Johnny Jundity. It's cause the wine, I'm off for one niggas hand and up tea. Westman go terroree. Back to win it hard, not cause and remember me. Look at the Johnny Jundity. It's cause the wine, I'm off for one niggas hand and up tea. Westman go terroree. Back to win it hard, not cause and remember me. waa ayca mi ngi noonu j'espère que gis ngeen sélection bi mi ngi dóob tey loolu leen indiloon ci best sélection bi nga xamante ni comme dañ koy def chaque samedi rek jox leen ko ngeen check the news vidéo alors comme ni ma leen ko waxoon sànq ci début bi rek dañoo am ay invité yoo xamante ni voilà ñi ngi ci hip hop bi di œuvre di defee affaire yu am solo yu nice man nigga donc tey ñoom lañ leen di dalal donc am naa fi Paddy comme invité am naa fi aussi tamit le groupe Tarkala man nigga sama gars yi ñu ngi ni xaar ma nuyu leen siyaar leen sama gars yi maa ngi bëggee Bib the Master naka waar geen Char Diop naka waar geen bëggee Moment Paddy naka mu geen bëggee ah alors donc comme ni ma ko waxee sànq rek voilà groupe baa ngi nii muy Tarkala groupe la boo xam ne kenn dootu leen présenté mu nekk ay boy yoo xam ne je les respecte très bien parce que gëm nañ li ñuy def et puis li ñuy def ñu ngi siy def effort ñu ngi siy def le maximum donc hip hop bi saturé boo xamante ni ku ci nekk yaa ngi jéem a def li nga mën mais ñoom desuñu benn yoon ginnaaw muy Tarkala groupe la bu ma respecté ñuy représenté dignement nag banlieue bi dama leen di bàyyi ñu nuyoo ak yéen ñi leen di seetaan Bib the Master. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum everybody ñu ngi nuyu ñëpp ñuy seetaan das Bib the Master Bibo Tarkala crew from yëmbal benn bra ayca mi ngi noonu. yeah salaamaaleykum Galsen West Africa yeah this is your boy Bibo from Tarkala crew. alors Tarkala lan mooy Tarkala lan la. waaw Tarkala comme son nom l'indique rek comme taar xam nga li nga xamante ni si mooy aar. Kala in English mooy couleur quoi en français moom lañ koy wax comme diversité bi nga xamante ni si moom suñu groupe mooy Tarkala comme Bib the Master am na loo xamante ni si moo nekk si Bibos am loo xamante ni si moo nekk si Master loolu mooy couleur quoi moo indi Tarkala bi loolu moo ko tënk comme lu ñuy wax rek lu nice quoi. comme su ma la waxee Big Pa sa t-shirt dafa nice kan ma waaw tabaar fa kàlla macha allah genre boobu noonu quoi. noonu lañ ko mën a tënkee comme ça lu nice daal en un mot. alors crew bi naka la juddoo crew bi. crew bi waaw dara bokk ambition rek. te aussi xam nañu ñu maa ngi suñu ànd du hasard quoi. ñaari bii ñu Habib la tudd donc jëse dañ doon ànd au début mu may bagal ma koy bagal ainsi de suite bagage yooyu dem ba gars yi fil ne carrément crew war na mën a nekk. aussi sentir naa ko te ku ne am na loo xam te ne mu ngi ci moromam quoi yoo xam ne bu ñu ko boolee dina jur lu garaaw moo indi Tarkala bi. ayca mi ngi noonu Tarkala in the house maa négg comme ni ma ko waxee sànq rek da ngeen di jël ay initiative di teg ay affaires yu rëy yoo xamante ne nii seen i grand frère xëy na ñu ngi ci hip hop bi te sañu ñu jël engagement yooyu loolu lan moo leen di pousser à ce que ngeen di def loolu. waaw gëm-gëm la rek ak self made parce que ñun moom job lañ xam te job lañu yàgg a gëm ñëw nañ ci game bi gis nañ mu saturé ñun gëmuñu ni dafa saturé quoi dañoo gëm ni ku si nekk li nga liggéey moo lay fay quoi te ñun à chaque fois si affaire boobu lañ nekk di ko defee step by step parce que dara xëyul sotti ñu ngi teg ay events ay plein air di génn ay clip xam nga di def le tout ba nga xamante ni si suñu public dinañ am satisfaction ak ñuy suivre di ñu jàppale ñi nga xamante ni si dinañ am loo xamante ni si tey suñ si jàppee duñ ni booy ñii neex nañoo jàppale te dinañ gën a yokku jàppale leen quoi loolu moo tax à chaque fois ñuy def di def te duñ gën a taay di si def quoi à chaque fois dañuy def quoi franchement duñ taay. alors tey jii lan mooy particularité groupe bi par rapport ak yeneen groupe yi fi nekk. waaw dara muy endurance rek ak gëm-gëm engouement aussi ak talentueux aussi tamit parce que gëm nañu talent baa ngi fi quoi parce que talent bu fi nekkee rek gëm-gëm nekk fi rek pour man lépp day sotti quoi loolu la amul leneen vraiment te aussi waa benn brak gëm nañu waa ngaay gëm nañu waa Tivaouane gëm nañu carrément Tarkala dafa nekk loo xam te ni moom dafa commencé ci localité yi wut base ba pare te dañ koo samp dèjà benn brak ba am ko dèjà ngaay samp nañ ko fa Tivaouane dèjà ñu ngi di fa préparer lu rëy te ñu ngi ko fa samp di ko samp yeneen secteur yoo xam te ne mooy loolu la rek amul secret quoi. alors bi groupe bi créé ba léegi nii lan ngeen réaliser gum. waaw pour l'instant nag ay clip tourné nañ fi benn clip def nañ fi benn série freestyle actuellement ñu ngi def ay sound single di ko génne di ko maye aussi mais nag concert moo xam nañ ni ci lañ ëpp doole. voilà parce que def nañ fi tournée actuellement ñu ngi ci ay tournée yu nekk nii déjà parce que dem nañ Ngaay dem nañ Mbarak lu xulle en même temps ñu ngi nii dem Tivaouane te buñ ci jógee incha allah am na feneen yu visé yoo xam ne ñu ngi ko war a dem carrément samb ko fa. mais j'ai envie vraiment ensemble ñu découvrir ñi nga xamante ni xëy na sànq ba léegi ñu ngi wax liñ fi def liñ fi ñoom ñu rap yéen ñii seetaan ngeen déglu xam booy lan moo nekk ci ñoom
the boss big daaw ay ci bismillah def whatever you feel man. Okay. Yeah. yow dinañ fi la teme ne ceero jour tam xarit dinaa def yee dëmm comme foog ma tam xarit foo déggee dee dafay bette renge seendu bukki mootu mi leen dulli doo ko rëcc moom la daa ko tukki dama yàgg pëndal dinaa laali mille poussière la nga ci car rapide xañ ñu ma sama vie super essence osé taxaw nan ma jant bi daa leer bu dul génne salaire duñ ko signé ñoo ko assigné booy sapeur bi lakk ba jeex police bi di rey aljana rek a jara ñaan mu am sécurité duñ fa gaaw a dem yóbbu dee kenn bëggul dee bu mi da lay rëcc ndaxte gaa seen kenn mënul tee ban baa ngi ci ndox ma xal ci ndox ma jëlal ndam li jox ma ma doon bon nga tux ma mbaa nga sox ma ndam li maa ko soxla li nga ma gënee saa su ne ba sangu doog a simi maa ngi fépp gestu di nga ma gisee aari si mi waxaaleeg bit si jaratu roof ay écouteur soxla naa dóoru ni moo wuti foog sa scooter xool lu ma escobar ci bandi foog nga escobar ci game bi lépp mën na mat ndax li nga jëmba dafa jot mu naan ngay rab ni bëgg cee tekki tax nga baa liggéey ñëpp nga fatigué li nga dajale naa ko baale kay boy maa la mën ci aar bi dama ko doon ci paala ma ne xaalamal ci bit bi ba ngóol mais bul ñu xaajamal yeah what up yàkkamti yàkkule life bi du course bro jarul jaamu iblis defal yàlla sa héros bu dee alala tax nga jaay sa ndaw ma sista konwéro ñii di sàcc agressé 15 dundu life géro yàkkamtee tax yenn booy sacrifier seeni parents am ñu tayle seeni doom dagg cëram jox ko maara aduna du dëkkuwaay defal got sa wéeruwaay yenn sëriñi liggéey nit ñi def ñoom dañuy waaruwaay yàllaay lépp soo ko amee ñàkkoo dara bàyyi sa gëm-gëm di nga si jot laata ngay pare sa mission li gëm ñu topp tànku bambaak moo doo maam bàyyi nañu jaamu yàlla ndax ëllëg ñu am satisfaction bra dope maa nega ñoo ko gisandoo en technique flow rhyme si lépp mi ngi baax maa nega alors tey ji ban vidéo la ñuy may gaay ñu dem seetaani ko su ko defee ñu ñëw détaillé ci événement bi nga xamante ni yéen a ngi koy waajal. waaw dañ dem xool Benzo bi rek benn baraag laa dëkk bi. benn baraag ayca ñu dem seetaani Benzo. Babe the master, what's up? B-boss, come on. One roof, my lava. Come on. dëkk bu neex ngay wër ma ni kaa ñu dem benn baraag dëkku yaa salaam dàkkal ma lem baraag bi doon na étage sante ko Ali Seen boo fi accès di nga sib bu la doyul rek nga let jaral na ma man jaral na ma ku esli joor yu ñëpp jot si neex bi jaral na ma jaral na ma seen ma yëg ko way pour ñëpp jot si neex bi jaral na ma man jaral na ma ku esli joor yu ñëpp jot si neex bi jaral na ma jaral na ma seen ma yëg ko way pour ñëpp jot si neex bi benn brag lañ ñu dëkk bul ñu jéem a lëfal fu la si lépp lañ ko am kon bul ñu jéem a sëfal wàccal arrêkat dooréer maa ni nga soo ma laajtee wala nga taxaw coach rek ba mel ni grand laajtee bu dee mën rap am talent ak sil fii la buujoo ñëppay ànd doon benn tim yëpp a ne suñuy joo bu dee lu easy ngeen di séddoo braka bul ko yakal nañ la dalal ton si mbaax boo agsee nañ la yaatal foog nga ne seraax sama tund pour xam yow li ñuy dund mën ñu dem yow fàtte ko mooy sunu néegu judd 50 52 68 75 wala 16 b 80 81 rap su fis nga ne cëpp sama tund teewal di nga sip ano luy dëkk waay jàmm ju sax yow tadu dañ naataange nga jékku waay foog ñu jokkoo yow manko pour teew yow ay nu maadi war ñu tiitee arekaar fis ba di fa yàgg maar dëkk bu neex ngay wër ma ni kaa ñu dem benn baraag dëkku yaa salaam dàkkal ma lem baraag bi doon na étage sante ko Ali Seen boo fi accès di nga sib bu la doyul rek nga let ayca mi ngi noonu Benzo laa dëkk man nit ki nekk fi nga dëkk foofu mooy sa base foofu nga war di représenter every day man nigga alors événement di ngeen di préparer chaque année ngeen koy def ren lan moo nar a nekk particularité parce que man daaw ñëwoon naa fa gis naa innovation bi yéen a ngi teg ay affaire ren ji lan moo nar a nekk particularité bi. waaw xam nga yokku cere dolli ñeex rek parce que li ñu defoon daaw su dee 10 ren dinañ def 20 quoi di wax waa Tivaouane ñu pare bu baax a baax ay ñoom Oumou Sy Pinot Traiteur parce que dina am ay invités yoo xamante ni si ay invités yu am classe yoo xamante ni si am nañ talent dina am spectacle dina am ay projection yoo xamante ni si suñu jaar-jaar ak yenn gars yi nga xamante ni si gën xam nañ leen si town bi quoi te incha allahu rabbi xam nga vous aurez du satisfaction quoi la public tivaouanoise voilà.
alors comme ni mu ko waxee da ngeen di yokk cere dooli ñeex. ñan ñoo nekk ci ginnaaw Tarkala. waaw dara muy team bi rek Tarkala Love team bi vraiment comme ñu ngi fépp ñu ngi Dakar ñu ngi Tivaouane ñu ngi Louga déjà ñu ngi Diourbel ñu ngi Ngaye ñu ngi Thiès donc Love team bi rek dara ñoom rek ñoo ne suñu ginnaaw vraiment Tarkala amul ci keneen ku mu wéeru ñëwoon naa seen spectacle bi daaw comme ni ma ko waxee sànq rek ñu gis ni à chaque fois da ngeen di show da ngeen di waaw ku fa ñëw daal doo toog alors lan mooy le secret de Tarkala. waaw secret dara li ma lay wax rek maanaam déggoo la quoi entente bi. job bi naka ngeen koy defee yéen ñaar ensemble. job bi musul metti maag bi moom vraiment suñu job méttiwul dañoo déggoo tey damay toog xalaat benn bagage woo ko léegi na ko booy jaaral gaal ñu am lu ñu xool mu ñëw jaar ñu xool moom tamit des fois pareil xam nga booy déglu li ma la envoyé sur sa bagage yooyu après fët ñu xalaat nu ci war a jobe mu génn loo xam te day neex nit ñi facilement te aussi xam nga ça vient comme ça am na sound yoo xam dañu ko def yoo xam te ni vraiment mu ngi def actuellement promo te génnagul lu ci mel ne Café Touba ak yeneen yoo xam dañu ciy nekk du fon yi carrément dañu gis ne saa bu génnee rek day am benn succès boo xam te ni mooy loolu te ñun foogewuñ ko woon quoi comme ça vient naturellement. alors ñu fàttali gars yi date bi kañ la ak affaire bi fan la naka lay demee. waaw di wax gars yi affaire bi le 28 septembre la UPUS de Tivaouane ADC gars yëpp nañ ñëw Ajet Crack xam nga ñoom EMDG. everybody quoi. ayca na ñëpp teew ñu bëggee hip hop parce que hip hop moo aye donc pour terminer lan ngeen am lu ngeen war a wax ci société bi wala naka ngeen gis société sénégalaise bi ni muy doxee nii. waaw société sénégalaise li gars yi wax il faut ñu changer mentalité yi déjà Sénégal moom mentalité yi mooy li jiitu. parce que déjà ñun à tout moment Tarkala ni ñu ko gisee ñu ngi ci ay activités yoo xam ne association yoo xam ne pour ay set setal keroog la dimanche passé rek am na. yéen defu leen rap kese. non dañuy yëngu ci social carrément am na association boo xam ne tey man maa chargé wu tout ce qui est culturel muy ADA association pour le développement d'Aïnou Mady tey ñun ci lañ nekk ci lañ bokku xam nga ak yeneen activités yoo xam ne ñu ngi koy def carrément. soo xam ne social la il suffit juste ñu changer mentalité rek Sénégal avancé parce que loolu moo jiitu quoi. alors Bib yow dama lay laaj ci hip hop Sénégal boo amoon benn message booy lancé lan lay doon. waaw lu may lancé ci hip hop Sénégal mooy artistes yi ñu bëggante quoi parce que man je vois que ni fii nii xam nga Bibos damay signe ma foog ni si bëgg na ma quoi te alors que ni moom bëgguma quoi. te pourtant ñun ñëpp ñoo bëgg ñoo bokk bëgg-bëgg bi ñuy def quoi ñun ñëpp musique lañ bëgg yàlla moo ñu ko natoo quoi ñu bëgg ko suñu xol donc suñ bëggantewul rek gars yi à chaque fois ay clashante si net bi fii nii dañuy gis ay grands yu koy def hip hop xam nga dafa nekk loo xamante ni si dafa neex quoi musique la dafa war a nekk luy boole mais warul nekk luy xaajale parce que suñ tasantee concert dañuy show xam nga mu neex mais nekkul ku nekk di xaañante xeer du lamb quoi na gars yi xam nga parce que yow yaa yeete yow yaa yee public bi lay seetaan léegi public bi lay seetaan yow soo ko mënatu la yee moom mu dem ba si gis ni yow mii kat yow nekkoo ko yaru quoi kon donc kooku mënoo xaa yee quoi donc na gars yi changer seen mentalité yi avant tout bëggante te bàyyi hypocrisie bi quoi avant tout ak xërëmante beeg yooyu noonu tamit xam nga bagage yi sew yi tamit nañ ci wax tamit quoi. message fort na ci gars yi bàyyi xel baax a baax donc after pro lan mooy seen suite logique bi projet yi li stop lan la. album la ñuy xaar mixtape wala. waaw nañ xaar mixtape bi nag. nañ ko xaar vraiment ñu ngi ciy job bu baax a baax mais génneeguñ daat amagul titre bi yëpp ñu ngi ciy job mais ñu ngi koy job ci suuf carrément incha allah. rafet na gars yi ñu dem check benn vidéo le temps ma dugal sama deuxième invité bi. let's do it nigga. yeah rock bee ngi soog a door tey la ama get doon sama crew yàgg defal melomaan yi get doon kër gaa ngi màbb homie ci ay charte lañ ko tëraloon ñëpp di seetaan ne ku jàpp chaîne nukkale doon tey mu mel ni day bu bis gis ay regalam the first time ci life bu bandi dëgg dajeeg peegaram suñu game tegu ci ay loxo yi arriviste ak i ngaaka tey la daay gi di boy ne bukki am na maaj ak paaka yaa ngi dundee hip hop te yemale woo say néga fëgg bureau tàllal loxo ngir gën a duufal sa gafa yaay ki sañe dompat néew ba ci tombam ni lu na sañe roqo suñu pétrole ci eesam wër nañu àdduna te bougéwuñu meetar respect la ñuy tiitaroo xam-xam di suñu geetar ñooy làkk wolof ba ñu foog ne ko ca dellu si hip hop ca la mu newoon yàgg dina dellu si reggae mës na rat ay toon ak ma fi change yoonam rasamaan di fight ba jël ko jëbalaat koy root sam ñun la kàngam bëri haters néew les followers ñooy garder temple hip hop musal ko ci ay fegadees bokk dojo taxul ñu fight
ci benn tatami sa broda ma ngay sàkku autographe ci xottu tatami mag xel la ñuy dégg bu ne nopp la ñuy dégloo melomaanu démb ak supporteru tey yi la ñuy bégloo bu doon da ngay change sax am ci laara money kon ñu dégg la ci flex wala ci sway in the morning ñun la ñuy jaawaleeg ñoom kapoon ak nooree wuteeg yenn old school yi fu ñu nawet duñ fa nooree taaru mbind ni Taj Mahal ak jekkaayu pélican rab bi mën na sermon mën nañ ko use ca Vatican dama duloog samay fan Eminem ak Stan samay track yàgga faj moo may clash tey ci scène da nga tipsé fii ba 2020 yaa ngi ci couvre-feu kàngam rab na lépp ku fi jëlati maaj ñu dëgg sa yes. Cypher 5 in the building. Yes, mi ngi noonu c'était le groupe Tark Halaman nigga respect for you di bëggee everybody ñi nga xamante ñu ngi bàyyi xel depuis boobu ba léegi alors comme ni ma leen ko waxee sànq aussi dañ fi amaat beneen invité boo xamante mais man li ma jaaxal mooy dama waroon am escalier quoi bu ma taxaw nii xam nga wala sama waa ji wàcc mais waree ba mooy loolu mais maa ngi lay siyaar bu baax a baax di la bëggee pat yi ñu bàyyi la nga nuyoo ñi lay seetaan. maa ngi lay ziar bu baax waaw donc Big Pa yow gaan bu baax nga quoi donc it's your boy donc Paddy from Grand Yoff Arafat from Sénégal quoi na ko gars yëpp jaajëf. mais Paddy bi lan lay tour la wala Paddy bi ça explique quoi. waaw au début xam nga rek diminutif la woon donc sama tur ak sama sant donc mu doon Pape. cameraman mi ne nga xool. donc waaw sama tur ak sama sant mu doon Pape Diagne quoi. donc mais à la fin donc dañ dem ba si biir mu am définition boo xam ne moom lañ ko attribué mu doon personne artiste donc délivré par l'intellect donc noonu la ñëwee daal. mais Paddy kañ nga dugg ci game bi yow. xam naa nag xaw naa si yàgg tuuti nag depuis 2005 laa dugg si game bi bu may doon boy bu ndaw donc dugg si game bi amoon sama benn grand bu tudd donc Nigo donc du boo xam ne Momadou léegi maintenant jëwriñ la quoi. moo tax léegi moom ma dugal njëkk ma dugal studio maa ngi koy remercier bu baax a baax donc si affaire bi quoi depuis 2005 après par la suite ñuy cheminer entre groupe et groupe à la fin ma nekk donc di def sama carrière solo quoi. ayca waaw di fàttali gars yi ki ñu am fii mu ngi tudd ma meen Paddy dëkk fii Grand Yoff di ko représenter ma nigga alors Paddy dama lay jox micro bi nga defal ma whatever you feel balaa ñu dugg ci waxtaan. Paddy. xaaral ñu ñëw si espagnol bi jaajëf este día esta fiesta cuando nuestra música pasa todo el mundo se abraza quitaos de nuestra plaza aunque dejábamos rastros aunque nos comprometíamos en el mismo movimiento eso no es un pasatiempo la música una comunicación la música con la población la música un sosiego hasta luego. nee na Hasmos Cosmos espagnol dañ koy làkk nice man nigga sama caméraman bi Hasmos Cosmos mais looy làkk nii gars. en fait donc ça c'est de l'espagnol xam nga rek dañu teel a am amour bu ñu nekkee sem donc amoon benn señora benn madame boo xam ne daf ñu doon sol espagnol bu baax a baax dañ ko bëggoon tam suñu xol quoi elle s'appelle donc señora Cissé manqué tam ça doit di ko ziar bu wér. mais yaa ngi rap ci wolof quand même. si maa ngi rap si wolof waaw mais la plupart de mes écrits damay rap tam en langue étrangère quoi donc la plupart donc du question dama dénigrer wolof yi mais dama bëgg apporter benn touche bu international pour am beaucoup plus donc d'ouverture quoi donc si loolu. ok alors depuis lors ba léegi nii lan ak lan nga réaliser ko sa carrière. waaw jot nañu réaliser lu bëri d'abord en groupe d'abord jot nañu gagner concours projet qualité donc rap poétiquement vote bu entre 2008 2009 bi Fou Malade initié woon avec le ministère français et le ministère sénégalais de l'éducation au temps bu nekkoon ci benn projet bu tuddoon projet qualité donc ñu bokkoon benn projet national la woon ñu bokkoon ci ñu ko gagné woon après ci la ñu sorti woon benn vidéo bu tuddoon Sacré Lumière daal donc après par la suite ñu jógee foofu defaat 2 ans après ñu dem gagné benn concours ci benn télé boo xam ne c'était la zone Parcelles Assainies feu Edouard moo ko doon def Ndiol Kumba yàlla na ko yàlla yërëm voilà donc xaare ko àjjana yu gën a kawe ci àjjana léegi bu ñu ko gagné zone Parcelles Assainies après am na yeneen titre individuel yoo xam ne jot nañ ko gagné tamit quoi
léegi nag. naka ngay évoluer sa carrière ak fi nga dëkk di Grand Yoff sachant que bëri na ay groupe yu fa nekk est-ce que yéen a ngi ay relation dugg ak génn affaire yi demee noonu. waaw en fait waaw c'est ça c'est-à-dire que am nañ relation yu parfaite relation yu baax donc waaw mun naa si citer quelques-uns yoo xam ne comme Zou y a Nichon voilà y a yeneen gars yoo xam ne tam yu bëri jot nañ xamante daal bu baax a baax donc ay gars yu baax lañ quoi donc dañuy partager mbir yi di waxtaan di dialoguer si lu bëri donc waaw aw ma benn xaar ma yàlla ak kenn voilà donc damay demalante ak gars yi dañuy demalante ak ñëpp. waaw bëri na nag ay groupe yu fa nekk ku si nekk da ngay xàll sa yoon nekk parce que musique bi surtout rap bi donc dafa yaatu daal ku nekk xaj nga si donc l'union fait la force et c'est la collaboration qui domine quoi. alors dañuy dem seetaani benn vidéo Paddy ñu dem seetaani ko after ñu ñëwaat yeggali waxtaan bi maa nigga let's do it ya. Chaque jour, les gens meurent. Chaque jour, les gens pleurent à cause de la guerre. Ça n'est assez, ça n'est vraiment assez. On en a assez de la guerre. Elle nous mène à la misère, à la famine et même à la galère. Le profit comme la colère entraîne la guerre. Se faisant sur terre, sur mer et dans les airs, entre nations ennemies ou dans une même patrie. La violence nous terrifie, la violence nous terrifie. À cause de la guerre, on voit enfants et familles sans père ni mère. Et la vie devient précaire et amère. Pour ceux-là qui n'ont point un bel avenir, le mémoire recèle de mauvais souvenirs. Nos âmes sont aidées comme des ânes, avec de tristes larmes causées par les armes. Les cœurs pétrifiés, les frontières barrées, les innocents tués, les personnes violées, les blessés par-ci, les morts par-là. Personne n'a plus de remords, le sang est devenu sonore. Les blessés par-ci, les morts par-là. Personne n'a plus de remords, le sang est devenu sonore. Le sang est devenu sonore. Le sang est devenu sonore. On en a assez de la guerre, chacun veut la faire à ses propres frères. La guerre en Afrique, la guerre en Asie, dans d'autres continents, rien que des bombardements, rien que des hostilités. Où est la liberté? Où est la vraie paix? Où est l'intégration? Partout des dissensions entre grandes nations. Les populations meurent de faim, il n'y a plus de soutien à cause de la part du gain. Plus de loi, plus de droits, beaucoup de tortures, beaucoup de blessures à cause de la dictature. Beaucoup de massacres, beaucoup de cadavres créant une vie très âpre. Tant de prisonniers, tant de meurtriers, tant de réfugiés, considérant le tourisme comme du terrorisme. Les attentats se multiplient dans les États. Les attentats se multiplient dans les États. ñu noonu Ndour maa la baal ndànk man ngay wax kuusa mais coow jibul amul problème alors jàmm la paix we need peace love and harmony maa nigga lan moo la inspiré pour nga wax ci jàmm. waaw en fait monde dañu nekk ci monde boo xam monde de crise la actuellement donc dëkk yu bëri dama seetlu ne am na ay guerre yu bëri yoo xam ne ñu fay xew daal donc waaw am na yoo xam ne sax ay dafa doon guerre civile te lu yëngu tuuti rek day dem ba commencé di law. loolu moo tax ma bëgg ma def ko en français traduire ko donc en anglais pour ñëpp mu am ovation ñëpp mun ko dégg
mun a xam tam fi ñuy nekk jàmm dañ ko soxla si suñuy kër soxla ko si dëkkuwaay soxla ko fépp daal donc dëkk yi amul jàmm yàlla na si yàlla def jàmm te yàlla na yàlla def saxal fi tam jàmm si àdduna bi yëpp incha allahu amin. acca Pady single bi nii lan lay illustrer lan lay wane. waaw single bi dafay am benn projet donc bu muy annoncé projet bi mi ngi tudd ouvert d'esprit donc dafa war a génn le 28 septembre donc waaw pour ne pas faire donc de publicité la plupart dañ ko annoncé si benn kii dañ koy def en téléchargement libre quoi ñëpp jot ko donc nga xam ne bu bës pa rek ku dugg samay page donc mi page YouTube page yeneen page yi aussi di nga ko gis foofu noonu daal donc loolu lay annoncé donc te am na yeneen vidéo yu incha allah yu war a ñëw yeneen spectacle incha allah. alors tey jii ku bëgg a flow Pady naka lay def pour mën la jot xam ci say activité naka lay def. voilà waaw samay activité koo bëgg xam la plupart da ngay dem samay page donc que ça soit sama page YouTube page Facebook ak sama yeneen page yi nga xam ne moom lañ def ci affiche di ngeen ñu mën a jot y a également des numéros yoo xam ne moom moo fi nekk waaw am na surtout benn numéro boo xam ne mooy 70 353 96 42. ku bëgg a joindre day woote ci boobu. donc foofu la may woowee quoi. alors de question de société naka nga gisee société sénégalaise bi ni muy doxee nii boo amoon mot à dire lan lay doon. waaw société sénégalaise bi actuellement ni muy doxee nii waaw war nañ xoolaat suñuy taxawaay bu baax a baax waaw dina tamit jàppale suñu bopp gën a yéenante lu baax daal waaw am na dëgg la fi kenn bonu àdduna donc ku si nekk am na benn part de baax boo xam ne moo nekk si yow benn part de bonté donc moo tax ni ñu rafetal rek gën a jàppalante bu baax parce que dëkk bi ñoo ko moom ne ñëpp booloo ñu boole xol yi comme maam Abdou Aziz Sy lu mu ko daan waxee waaw yal na ko yàlla yërëm te yokk ñu leeram incha allah am jàppale ñu quoi donc si côté boobu la ñu war a xoolante gën a jàppalante bañ a xiiroo bañ a ŋaayoo ku si nekk am nga sa position am nga li ngay défendre mais nañu jàppalante bu baax def ko aussi dans la discorde donc pas dans la discorde mais dans la paix et aussi donc si li nga xam ne moo ñu jàppale daal. alors mi ngi noonu tey sa last word lan lay doon Pady. waaw sama last word moom mooy donc éducation for all mooy na ñëpp am éducation waaw nañu yaraat suñu bopp xoolaat bu baax suñu dëkkuwaay waaw jàppale bu baax askan mi waaw donc bu ko defee ñun ñëpp nañ mën a avancer doo suñu dëkk tamit incha allah donc loolu mooy kii bi quoi. acca vraiment c'était plaisir dalal la ci Galsen Studio di la wax bu projet bi génne incha allah dina ñëw gën ko yaatal. ayca mi ngi noonu ma nega c'était mon man Pady Galsen Studio comme ni ñu koy defee rek every Saturday fii ci RDV ma nega Eddie Char ma man bu baax a baax Boy Naar aka Amil donc léegi dama ko dugal ci hip hop bi Amil aka Boy Naar ma nega Eddie Char ma man Ndour bu baax a baax moom la ñu àndaloon aussi et di bëggee everybody ñëpp ñi nga xamante ni dañuy scotché di connecté di seetaan Galsen Studio ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax et di bëggee ma man Jab Rouge ma nega maa ngi lay shout out bu baax a baax a baax a baax Amil di wax gars yi jàmm ak jàmm ba samedi incha allah peace love and having fun man.